animateur mën naa ni sant yàlla li ma ci dugal moo ci dugal ñu bari passion parce que depuis mon très jeune âge dama mës a bëgg musique dama ko mës a dund dama ko mës a gëm mais aussi fekkoon tamit ki nga xam ne si ni moom moo di sama papa yàlla dogal mu nekk politicien bu mag bu ñu xam mais aussi mu nekk koo xam ne dafa maase ak ay doomam daf ñu permettre moom moo ñu jàngal musique sama papa moom moo daan animé ñun suñu ay soirée bu ñu daan animé comme tout jeune moom moo ñu daan defal loolu ci biir kër gi ñu dem a dem ba foofu mën naa ni foofu la virus animation juddoo ci man parce que mën naa ni loolu laa topp ba mujj gi nag ma dugg ci dëgg la ci diggante bi nag def nañ comme ñëpp jàngi nañ taxawaalu nañ def nañ lu bari génn nañ dëkk bi dem nañ lu fu bari mais lu ci mën doon mooy bi ñu dellusee ba war ko commencé itamit def nañ ay jéego bi ñu ñëwee tamit mën nañ ñi lépp ñu ngi ko commencé Excaf parce que du woon ni sax animation moo ñu fa indi woon projet bi ñu fa indi woon moom mooy projet tabax émission bi nga xam ne mooy tabax te ñu di ko doog a commencé bi ñu fa ñëwee dama déposé comme ñëpp parce que man li may wax mooy nit indiwuma Excaf branloo amu ci amul intermédiaire yàlla moo dogal loolu defar naa sama projet bind sama projet déposé ko toog ab diir ndeysaan dem si yàlla maay ko wooma yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana ni ma wuyul Sidi Diagne tey Sidi Diagne moom moo fi nekk suñu PDG général ma koy nuyu bu baax a baax di ñaan yen bi woyof ci kawam woo ma ñëw mu xamal ma ni ma effectivement projet bi bëgg nañ ñu liggéey ak yow mais malheureusement moment boobu nga xam ne c'était en 2006 2007 dafa fekk ñu bari xamuñu woon secteur boobu xamuñu woon naka lay demee secteur immobilier ñu war ko jël dugal ko ci télé mu nekk tabax donc ci diggante bi nag gis nañ ni war naa mën a def leneen ñu envoyé ma ci rajo bi pour que ma dem dimbali Mbarka Dieng Jaxate bu nekkoon Sen TV mu koy nuyu moom tamit yàlla dogal bi ñu demee commencé li nga xam ne moo di confidence ci la nag bëgg-bëgg rajo bi juddu. boobu 2007 la. waaw 2007 moo commencé man ak Mbarka nekk li nga xam ne si ni moom moo di ku koy gunge ñuy def li nga xam ne moo di confidence bi nag comme temps en temps moom da daan absenté wala bu ñëwee ñu am nu ñuy def dama daan lire thèmes yi mais su may lire thèmes yi damay nekk place su personne ki nga xam ne si ne ni moom moo dund loolu nit ki bu ñu bindaan wax li nga xam ne moom lay dund man su ma koy def du ma ni moom nee na dama naan man de maa dund nangam maa am problème nangam maa jafe jokkonteeg nangam ak nangam donc loolu nag dem ba nekk benn passion dem ba nekk nag benn ligne boo xam ne ubbil na ma ko parce que gis nañ ne ndekete lii war naa ko mën def ñu bàyyi ma ci Jupiter moom moo ma ci njëkk a pousse ne ma toogal nga continuer foofu ma nekk ci man ak Mbarka nekk ci ba Tidiane Dabo ñëw DJ Tige nekk ku ñàkk ki ñaan bi mu ñëwee aussi fekk ma ci mu ne ma ni nga koy defee war nañoo mën a ànd di def animation musicale ma ne ko boo ma ko joxee de def loo ma lu ma bëgg lu ma mën parce que dama ko bëgg ndax man dama koy def mais am na musique yoo xam ne bëgguma ko gawuma ko donc dugal ma ci Tidiane woo ma ñëw ñu commencé nag di def soirée sénégalaise donc ci soirée sénégalaise yi ñu doon def muy tànneef bis tous les mardis 0h 5h30 du matin mu metti woon trop ñu dund fa lu ne nag dund nañ fa bànneex bu ne jooyandoo nañ ci plateau bi reetaan nañ fa kaf nañ fa foo nañ fa lépp lu nit di def ci rajo def nañ ko foofu muy ci Dunia FM ñu dem ba yàlla dogal nag alhamdulilah li ñuy wax naan élève boo gis dafa bëgg a tolloog maître am wala mu am ngërëmu maître am ñu dem ba toll foo xam Tidiane nangu na ni fi mu toll ni yàlla mi ñu boole yàllaa ñu boole te li may def xam naa ko mën naa ko mu wàcc ma ak la ma doon def bii baa fekk ma ci boobu moom moo nekk directeur Soxna FM bii baa ñëw fekk ma ci di déglu mujj gi mu ne ma non man daal vraiment Kader li ngay def dama koo bëgg dama bëgg nga ñëw Soxna FM nga commencé di ma animer foofu ma ne ko amul problème parce que temps en temps daan naa ñëw Soxna FM di animer di dellu ci li nga xam ne moo di Dunia di jaabante Dunia ak Soxna FM mais bi ñu demee maa ngi commencé 1 heure par semaine dem naa ba yàlla ci ndogalam ak mën-mënam dem naa bay animer 19 heures par semaine ci diir bu gàtt mën naan diggante bi ma commencé 1 heure par semaine ak bi may def 19 heures par semaine motul 1 an parce que yàlla mooy dogal te ñoom it nangul nañ ma ni lii may def yàlla may na ma ci xam-xam mën naa ko donc fa laa nekk Soxna FM ba mujj gi ma am fa presque li ma am ci heure Soxna FM mën naa ne gëj naa ko am ci rajo. parce que boobu taxaw naa ci. d'accord ñu tënk noonu léegi yow yaa ngi Soxna FM ba tey. waaw tey maa ngi léegi Dunia. waaw yaa ngi Dunia parce que léegi bi ñu demee ba ubbi Soxna FM dañoo ubbi Soxna FM bu bees y a tellement d'animateurs. te Dunia amul animateur ma delluwaat Soxna FM. nga delluwaat Dunia léegi ci télé bi gis nañ chroniqueur nga foofu émission 12 14.
chroniqueur nga gis nañ façon bi ngay laajee question yi sa invité bi. dañ naan façon yi dafa xaw a direct wala dafa xaw a ñàkk kersa ñu ñëw ci bu njëkk mooy bu Clédor Sène. lan moo taxoon nga wax ko dafa war a jéggalu. waaw xam nga loolu parfois day metti ci tontu mais li tax ñu war cee mën a tontu mooy man j'ai rien contre Clédor Sène dama ko respecté doomu aadama la ma koy ñaanal jàmm aussi mais dañuy toll foo xam ne si ni boo koy déglu muy wax ba càgg dafay mel ni un héros national te pour man ak ñi mel ni man ak ñeneen ñi du ci dara parce que la tax mu doon li mu doon am na ñoo xam ne bëgguñu doon li mu doon ndax loolu et ba pare ci loolu itamit am ci ñoo xam ne si dañ koo jox cër boo xam ne comme si bu fekkoon si ne ni dañ ko war a yëkkati ba mu àgg fenn fi mais du noonu d'accord naa nag doomu aadama la d'accord naa jox ko cëram jàkkoon naa lépp mais am na ci loo xam ne si ne ni passeegul parce que c'était pour la première fois c'est vrai que am na lu ko jiitu mais pour la première fois ñu wax ni ci Sénégal rey nañu fi nit ci façon boobu ak ki ñu rey kan la mu nekk loo xam ni Sénégalais yi dafa leen marqué donc soo toogee ak moom li ngay bëgg mu wax la man ku nekk mën ngaa bëgg mu wax lu la neex mais man li ma bëgg mu wax ma mooy la xewoon ci deewu maître Sèye parce que après tout ci loolu la amee tur donte ne lu jiitu loolu wax na li mu tax mu am tur daan na def ay lii daan na def ay lële bëggoon na changement mais loolu combat wam la je respecte mais nag bi ñu ko invité li taxoon ñu doon waxtaan ak fa waxtaan bi mujj ak man ni ma ko déggee dafa am wuute ci sama dégg-dégg c'est pourquoi ma ni ko man li ma lay doyee mooy nga excuser wu pour le repos de l'âme de vos co-détenus ou complices yàllaa xam mais aussi pour le repos de l'âme de maître Sèye parce que li ñuy wax toujours que ni y a une vie après le pouvoir. mais doguma la mais boo ko waxee na excusez wu day mel ni accusation la. accusation déedéet accusation du man maa ko commencé du man maa ko wax du man maa ko accusé yoon moo ko accusé woon te yoon bi ko accusé woon moom moo ko topp ba tëj ko te yoon bi ko accusé woon bàyyiwu ko benn yoon ba dugal ko kaso bàyyiwu ko benn yoon ba ñu ne amnistie nañ dossier boobu kon ñun pare nañ ci de mais nit ak conscience am nit mooy toll foo xam dafay jékki-jékki mu taxaw yedd boppam xëy na xam na ci loo xam ne xamuñu ko dara tënkatu ko dara téyetu ko mais su ma bëggee wax dara naan diw laaj leen diw te man ma mën a wax damay wax li may wax après ñamu engagé waxal seen bopp ñoom la engagé. mais lu ko metti ci émission boobu dafa ne da nga ko accusé alors du moom mooy du amul pour excuser wu du excuser wu. waaw du excuser wu am na ci droit bu mu excuser wu bu mu excuser wu benn yoon am na ci droit bu mot sëkk te nangul naa ko bu mu excuser wu na ko bàyyi foofu ñu téye ko noonu rek. mais après plateau bi dafa xawoon tàng dafa mel ni da ngeen am ay échanges. waaw xawoon na tàng parce que dafa am lu mu gëm am nu mu ñëwee am lu ma doon wut ma jaare ko foofu mooy na wax te bi mu waxee itamit ñi am xel di déglu am na lu ñu ci dégg am na lu ñu ci jàngee am na ci ñoo xam ne gën nañ koo naw gën nañ koo respecté te man aussi bokk naa ci ñu ko respecté ci position bi mu am parce que wane na ni doomu aadama la wane na ni nit la wane na ni loolu ça fait partie de sa vie ci histoire am la bokk mënatu koo dindi parce que ku waxti ki la doon di nga wax maître Sèye ndax baax na wala bon na rafet na wala ñaaw na moom xam na yàlla xam na ñu ngi ko seekal xam nañ yoon bi nga xam ne moom moo ko toppoon yoon moom moo dem ba toll foo xam ne yoon nee na bana moom ak ñi mu àndaloon ñëpp mu am ci wax ju am solo ju genn kilifa diine wax mu ne mboolem koo xam ne si ni dogu naa ko ci borom bi kitaabu naa ko ni képp koo xam ne laal nga ci deewu maître Sèye gi balaa ngaa dee di nga ko gis muy Alaaji Abdou Aziz Sy radiyallahu taala anhu man may taalibe cheikh jàpp ni Clédor taalibe cheikh la jàpp ni maître Sèye taalibe cheikh la sama waxu kilifa googu dama koy jël mu nekk dëgg ndax gëm naa ni kilifa gu toll noonu du wax ci mbedd du wax ci ngelaw. bi loolu jeexee après amoo leen ay problème mu dégg nee na nii nee na le mais yooyu doo ko téye parce que xam nga luy problème mooy nit ki day ñëw ci yow ne la kaa ñu xeex kaa ñu xuloo kaa ñu dem ci yoon kaa ñu wax lii mais loolu lépp amuñu mer nag am na parce que bi ñu paree plateau bi wane na meram wax na li ko naqari wax naa ko li tax ma nit ma wax ko wax naa ko itamit li indi lu tax ma laaj ko loolu parce que tamit am na sañ-sañu bañ a tontu parce que ba mu ne du tontu dama ko nangul mais ne ko nag mënoo cee noppi da nga war a tontu parce que bu doon man damay tontu. parce que dara mënatu ko cee fekk. dina jox ay tontu parce que da daan lim sax ay tout politiciens yi dina jox ay tontu peut-être tontam boobu moo la satisfaire yow. tontu boobu satisfaire ma. tontu bi doyu ma parce que
li tax tontu bi doyu ma mooy li ngay wax feneen concerné ma te bi mu ñëwee naan li ma doon wax feneen li mu doon wax feneen ak fi mu toogoon du benn feneen foofu yeneen télé la ñoom ñoo xam la tax ñuy doxee noonu mais fi mu toog dafa wuute ak foofu te xale màgg na kon foog ñu nit ñu jéem a creuser boobu moo indi lu tax ñu wax loo ko mu wax te loolu lañ ci jubloon. mu wax lan. wax li ñu bëggoon waxtaan nañ wax na li mu nekk ci moom dégg nañ ko respecté nañ ko et après bon alhamdulilah que kenn ku ci nekk am nga ci sa xalaat. d'accord Pape Alé Niang tamit yaa ngi ko doon wax sànq bokk na ci nga xam ne jaar nañ sa plateau. ngeen xaw a laalante tuuti. Pape Alé sama nit la ku ma respecté la tamit nag wax dëgg neex yàlla ku nekk ci métier bi di nga ko respecté mais man mën naa wax ni métier journalisme bi nga xam ne moom la ñu bari di def yàlla dafa dogal ñi ma maaseel kenn laa ci bëgg kenn laa ci naw kenn laa xam ne si ne ni yàlla moo def ma def ko sama xol ak lu mën a am dama koo bëgg ndax li muy def dama koo bëgg te bu ma jàngoon li mu jàng ni moom laa bëgg a mel Pape Cheikh Sylla nattu laa am ci moom parce que li muy defee doy na ma neex na ma te bëgg naa ko point Pape Alé bi mu ñëwee ñu toog itamit respect bi ma am ci moom mooy nit la koo xam ne si ne ni nit ku dëggu la nit la koo xam ne buy wax da ngay sentir ni kii li muy wax da koo ñeme ba ñeme dugg ak moom kaso donc ku mel noonu mënuloo ko am ngeen toog ngeen di waxtaan nga di ko bàyyi muy réciter parce que li mu doon def récitation laa gis dafa mel ni ki pare li muy pare ki def li muy def xam li muy wax xam ni bu ñëwee amul dara lu ko mën a fekk ci plateau bi day wax li ko neex bu jógee dem nit booy ñëw ci plateau di nga préparer mu neex ak mu naqari di nga ci bëgg li nga bëgg mu mel ni nga bëgg comme di nga xaar itam mu mel neneen mais da ngay xam ni yow bu fekkee ni li ngay xam nga ko li ngay def nga ko lépp maîtriser ko amul dara lu la mën a merloo te liñ ko laaj ci tamit mooy parfois da ngay wax joo xam ne si boo ko waxee ba pare dafay mel ni ki ni yow ñi lay jox information yi dafa am lu ngeen sékk mu ne ay patriotes ñoom ñoo may jox information yi ñoo xam dañoo bëgg réew mu change te mënuñoo wax ku mënta wax nga noppi comme moom kenn du ko topp dara na wax li muy wax itamit ñi ko koy wax lan la am seen diggante ak ñoom. xarit parce que information yi ñoo privé wala. parce que noonu la demee bu dee information yi ñoo privé wala ay information judiciaire la yoo xam ne si ni fañ koy jëlee ku nekk xam na ni dossiers yi ñoo ko yor c'est l'état état bi nekk ci au pouvoir su demee bay partager am na lu nekk ci suuf ndax ñoom dañoo am lu ñu sekk lu ñeme wut a wax ci kaw wala ndax dañoo nekk di préparer pour daaneel nguur bi ñoom ñoo xam bu fekkee dañoo am lu ñuy préparer loo xam ne si jàpp nañ ni dañuy nekk ci nu ñu koy waxeeti waaye da ngay nekk ci biir ba noppi di wane ni bëgguma fee nekk nañ génn ñi ànd ak Macky ñëpp bëgguñu ànd ak moom bëgguñu défendre li nga xam ne si moom moo di politique générale bi muy doxal li mu bëgg mais nañ génn ñu bàyyi ko mu doxal moo gën ñuy ànd ak moom ba di ko faqastal ba pare lu ñu xam ci biir génnee ko ci biti doxalin boobu moo ma neexut. mais Pape Alé waxul ni que c'est le cas. ak ku mën doon non c'est-à-dire dama la wax benn exemple waxuma ni directement c'est l'état mais dama ni ak ku mën doon ak fu mu mën doon parce que li tax ma ne état mooy tey jii bu ñu nee côté judiciaire ñu gis ni kat peut-être dossier Khalifa Sall parfois dañ ciy wax lu extraordinaire loo xam da nga naan lii ku nekkul ci biir mënoo ko xam aéroport AIBD aéroport Léopold Sédar Senghor ak li nga xam ne moom moo di pétrole bi ak yeneen lenn lu ci nekk bu la koy wax da ngay xam ni si ni ka nekk ca marché fëgg jaay ba du moom moo wax nit day xalaat donc ña ko koy wax ñoom ak moom lu ñu sekk am nañ droit nag nekk ay opposants mais état la man noonu laa ko jàngee noonu laa ko xamee noonu laa ko miinee noonu itam laa ko bëgg a déggee mooy ni nit bu fekkee da ngaa waat li nga waat dafa war a nekk dëgg ci yow mais mënumaa waat ba pare di wor mënul nekk. te dama loolu yëpp li tax nga wax loolu yëpp ak li tax nga laaj ko question boobu yëpp c'est parce que da nga xalaat ni moom information yi muy joxe ci émission am ay information yu secrète la. ay information yu capital la yoo xam ne si ne ni ku ci bokkul mënoo koo xam. d'accord loolu mais est-ce que après bi nga ko waxee loolu moom gis ci boppam. si gis na ci boppam. waaw parce que yow sa plateau mooy li ma la wax sànq da ngay bu sa invité yow chroniqueur nga mais boo ñëwee da ngay direct trop te sénégalais yi yaakaar naa ñoom bëgguñu loolu d'habitude dinañ ci jël information mais en retour dañuy xaste parce que ñoom bëgguñu koo xam ni information day jaar ci digg bi doo laam-laame lii moo am nga wax lii nooy dundee loolu tamit. xam nga bëgguñu woon loolu nga laa bëgg a dégg bëgguñu woon loolu mais jamono dafa changer
jamono dafa changé parce que jamono bi nga xam ne seen dañ doon wax naan na lépp rafet passé nañ loolu léegi dem nañ ba taat biti lay fanaan li gënoon sacré ci doomu aadama yëpp léegi biti lay fanaan te ñi koy summi di ko def ci biti ñoo dëkk ci kër yi di doomu kilifa yi li ñu doon ndëppal ak di ko rëccal moom moo dem ba indi tey ji ñuy saaga ndey di saaga ay kilifa di wax loo xam ne si ne ni bu njëkk ku ko mësaan dégg da ngay daw da ngay tiit kon donc yëf yi changé na ci côté yu bare bari léegi nag fi ñu toll mooy bu ñuy waxtaan nañu waxtaan bu ñu mënta wax ñu bàyyi. man bis boo waxee loolu vexé wu na. waaw benn côté mais il s'est bien défendu quand même te bi mu tontoo tamit dama kontaan ci moom parce que xam na ni dañ ko war a laaj ñu laaj ko loolu ma neex ci moom. bi mu tontoo dafa assumé est-ce que convaincre na la. convaincre na ma parce que moom ay source am du ko wax te il a raison que du ko wax d'accord bi ci des convaincre ma parce que mënumaa gëm ni nit dina tëdd këram ba mu neex ko rek woo la ne la kaay partager telle information loolu dafa yomb soit da ngaa xam ci man loo xam ne si ni su ma ko waxee wala su génnee dëkk bi tas ma bëgg laa noppi loo ni la kaa ñu échanger xam naa ci yow telle information mais su ñorogoo ma bàyyi la ci suuf joxe dara ginnaaw soo ma def leneen ginnaaw soo ma jox keneen cela ne veut pas dire que ne dama ni moom loolu lay def. d'accord. néew ma moom loolu lay def waxuma loolu de dama joxe exemple ni nit ki bu fekkee da nga ni patriote nga nekk ci dara la nga nekk di défendre doxul demal ca ndeyu mbilli gi nga ne ko li ñu nekkee doxut quitte à ce que nga démissionné mais bu ci nekk ba pare di wax politique moo demee noonu dafa am ay main basse politique loolu mooy politique moo demee noonu. politique moo demee noonu moo tax suñu politique xaw a salte xaw a ñaaw. mais c'est partout. waaw mais Sénégal moo ci raw est-ce que xam nga suñu niveau de vie bi ñuy dundee fii li ngay dundee fii boo demee Europe même vie bi ngay am parce que ñun CFA la ñor mais dafa mel ni ci euro la ñuy dund parce que bu ñu demee ba tey ji nga xool suñu nii tey ji dëkkuwaay yi moo gën a cher lekk bi moo gën a cher sunu lépp moo gën a cher que par rapport ak sunu revenu li ñuy am par weer te pourtant ñëpp a ngi dund état bi xam lépp dëgg tànkam mooy li ñu nekkee dara rafetu ci et pourtant kenn du wax dara kenn mënu koo soppi loolu lañ yaakaar xëy na yaakaar yàlla dina indi ko soppi mais pour le moment metti na jafe na ñaaw na te am nañ yaakaar ne incha allah soppeeku dina ci am ba Sénégalais bu ci nekk gis boppam ci réew mi nga xam ne moom lañ bokk. sànq ba tey yaa ngi naan Youssou moo war mais ni nga waxee tamit est-ce que yow en tant qu'animateur amoo parti pris parce que Thione tamit en retour moom yaakaar naa ne moom nañuy gën a dégg sax bu wax Youssou kenn du ko dégg. dàq ginaar waxaale soxla laa la wax ni la am na. da nga bëgg ne Youssou moom ay son la jël rek di gaarawaale. waaw ak defin bi mooy ku noppi tontu parce que léegoo léeg su waale dawee nga fenati ma daw pour gàttandu la nga bu mbax ma waxoo waaye tontu nga sa doom wala doomu jàmbur bu dawee wut si la nga bu mbax ko wax dëgg neex yàlla. Thione mi nga xam ne boobu ba tey mooy wax nag. Thione waxam mën naa ni mi ngi wax parce que li ñu wax naan franc parler moo ni toll mais mën nañ ci ñetti yoon lañ ko mës a dégg te bi gën a fës mooy bi mu nee moo dem stade ne ceeb bu sew bi dinaa ko wanal ni ko ceeb bu dijj bi am na boobu mooy bi gën a fës boobu lañ doog a xam ne ni ñoom ñaar ñi ndekete kat ay la yéwén kon am na lu fi ne ndax luñ doon laam-laame la waaye léegi nag nëbbootul te lu jiitu loolu moom am na ses raisons pour wax ni ceeb bu sew bi wax ju sew ji ceeb bu sew bi ma ko gënal. yow daal sa wax ji daf mel ni waxu far laa fi gis. équitable sa wax ji daal man mënumaa far. non parce que wax ji moo équitable boo peut-être boo bokkoon boo nee animateur yi dañu am problème ci benn partie mën naa ne waaw bu nekkoon ni que yow Zik FM nga bokk wala King FM wala RFM nga bokk mais bu nekkee fi nga bokk sax dafa neutre. nga ne animateur yi dañu am problème ñu ñëwaat ñu ne Youssou Thione nga ne non parce que ku waxul tamit tontu nga. dàq ginnaaw waxaat xam nga ni ma ko laajee la. waaw ni nga ma ko laajee la moo tax ma waxee la noonu da nga ne ma kii moo wax te ki nga ni moom moo wax newu fi pour man waxal ni la kii tamit bu waxul def na xam nga lay ñoom ñaar la yaa ngi may wax ni ma su ma bokkoon Zik FM bu ma bokkoon TFM bu ma bokkoon feneen ak feneen man fi ma bokk foofu mooy sama sac foofu mooy sama ndam.
man j'ai pas besoin que pour war a mën a dem. non du question fi nga bokk mooy sa sac mooy sa nam loolu xam nañ ko ku ne fa nga nekk mooy sa sac mooy sa nam mais dama bëgg ne peut-être boo nekkoon animateur boo xam ni c'est sûr que di nga ci am di nga ci comme li nga wax noonu di nga ci am problème boo dee yaa ngi bañ kii megale c'est parce que ñoom am nañ ay presse yoo xam ni ku nekk sa appartenance mais yow yàlla def na ni sa presse dafa neutre kon gisuma ni ban problème nga ci war a mën a am bu nekkee yaa ngi def sa liggéey bu nekkee tamit wuy bi gaarawaale la du loolu da ngay wax rek du loolu xam nga man li may wax du sama presse laay waxal man tooguma ak sama presse man Kader maa toog di wax. Kader mi bokk ci benn presse. mais Kader animateur Kader en tant que sénégalais Kader en tant que nit koo xam ne ci dëkk bi la dëkk juddoo ci dëkk bi màggee ci dëkk bi nampee ci dëkk bi màggee ci dëkk bi mandee ci dëkk bi kon Kader li mu wax moom la engagé. mooy sa analyse. mooy sama analyse. maire bi ngay wax tey boo tegee di jiw yaa ngi bañ kambale maire la nga teg kii yaa ngi bañ. waaw non loolu xam nga lan la auditeurs yi dañuy ñi lay woo téléphone ay fans lañ. ñi lay woo téléphone naan la may ma Youssou Ndour dañoo am fu ñu dañoo bëgg Youssou Ndour mais bu la kenn woowul téléphone parce que serveur bi du disponible tout le temps yow yaay jékki-jékki même buñ la woowul ne la may ma Youssou Ndour yow yaay teg Youssou Ndour war a mën a nag def léegi li nga sentir ci kaw Youssou Ndour man Youssou dama ko bëgg dama bëgg musique am mais Youssou Ndour bi àndoon ak Mbaye Dieye Faye Assane Thiam ak ñi mu àndal orchestre bi yëpp bi ñuy am 20 ans ak tey ji bi ñu amee 50 60 ans du benn man kan ci ñoom moom moo mën a taxaw ci ñoom fi mu toll nii 3 heures de temps ni dafay tëgg le temps joue âge bi day joué. ba tey mi ngi koy def grand bal mi muy def si ses day tëgg plus de 3 heures de temps. grand balu si ses bi man waxuma ci dara. mais même bu defee waaw mais xam nga dama la bëgg a jox rek benn exemple ne la tey ay mag lañ. li mag mën ak li gone mën du benn man damay xaar ci moom na rafetal côté boobu laay waxee j'ai rien contre Youssou Ndour rien billahi wallahi taalahi dara aw ma ko ci mais juste que li prétexte bi mooy ni rek bu rafetee ci ñoom rafet ci ñun rafet ci auditeurs yi rafet ci ñëpp musique bañ a dee. mais est-ce que yaakaar tamit fans yi bokk nañ ci ñuy yokk xar mi karaw. waa xam nga fans yi mooy lan. séddale ñaari camp. fans yi xam nga mooy lan fans mooy kii bëgg di bañ. fans mooy tànn li ko neex te léegi fans amatul ku taal sa télé sax xam ko commande boo ko taxasee ba yor toog sa kër da ngay zappe télé boo jàpp mu neex nga toog boo demee ba li nga doon seetaan jeex nga zappe feneen selon sa ay humeur ci ngay génnee dem defi li ngay def su fekkee tey Youssou Ndour day tëgg ma bëgg a dem Youssou damay dem Youssou Ndour baali ba mu neex mais su fekkee de dama sentir ni tey dama war a dem Wally damay dem Wally bu dee damay dem seeti Sidi Samb wala ma dem seeti keneen. libre ñooñu am na ñoo xam ne ñoom dañoo catégorique. ñii ci Youssou leen bokk Youssou ne ñii ci Wally ak Thione leen bokk nga gis boo xoolee ci internet bi tout le temps moo tax ma naan est-ce que tamit fans yi nekk ci ginnaaw ñooy def loo xam ni au fond sax amul ñooy xaw a jaxase camp yi di wax loo xam ne amul. waaw bëggoon na nag loolu bañ a am mais waxuñu ko ci ñeneen ñi. waxuñu ko ci Omar Pène ak Ismaïla Lo waxuñu ko ci Baaba Maal ak Coumba Gawlo Seck waxuñu ko ci Titi ak keneen comme ci ñoom ñaar lañ ko wax ñoom ñaar ñoom ñoo waroon tëj loolu ba du am xam nga ndaanaan yu toll noonu nañu rafetal parce que tey quoi qu'on puisse dire Youssou Ndour moom la yàlla dogal mu nekk ci kaw te fa mu nekk wax dëgg neex yàlla kum ci xëccul ah doo ñëw de néew ma doo ñëw waaye sa ñëw dina metti kon li ma koy ñaan mooy na xëcc xale yi ñu yéeg na xëcc xale yi ñu yéeg te tey fii ñu toll nii fii Sénégal toll Sénégal jox na bopp Wally mu ku bëgg ak ku bañ ku mu neex ak ku naqari loolu la yàlla dogal su ko joxee loxo mu ñëw su ko joxul loxo mu ñëw te benn baat dafa am maa da ba wax ko dama bëgg di ko fàttali ko lu bari mu ne booy lekk boo danqee di lekk di danq booy danq di lekk suuruloo bu jeexee ñedd du la tax a regg. maanaam yu si doyalul dafa gàtt xel loolu nga bëgg a wax. pas doyalul wala dafa gàtt xel déedéet mais damaa jàpp ne dafa am ñu nekk ci ginnaawam ñoo xam ne yoon bi ñu koy awale du moom man loolu laa gëm man en tant que animateur bu toog di déglu. ba pare itamit di ci gis sama bopp mais aussi di toog ak ay artistes ak ku ne ak di déglu lu ne ak di fekkee lu ne ñu bari damay gëm ni dafa am lu nekk ci ginnaawam ñoo xam ne ñooñu bëgguñu
Youssou Ndour nekk papa uuf ñëpp njaboote ñëpp parce que peut-être kon ñoom seen ceeb du ci tooyee. man loolu laa mën a gëm. Kader benn jàmm yàlla bu doy di la bu bokk ci dëkk bi am xalaatam di ko wax mais du ni dafa am intérêt ci waxal nit lu bon wala lu ñaaw taxumaa jóg ndax TFM gee dama fay dugg di fa génn dama fa am ay contrat di ko fa yóbbu di ko liggéey ak ñoom Ndiaga Ndour boo ko woowoon léegi mu ne la Kader suñu liggéey bu daaw suñu édition daaw bu Serigne Baye Cissé bi ñu ngi préparé deuxième édition bi te bi ma demee dañoo waxtaan ci njëkk ak teraanga daaw la ñu waxante woon mu amoon ay couac ñu muñal ma ko man it ma muñ ñu def effort ba yàlla dogal ñu def suñu contrat boobu mu jeex jàmm ak salaam ñi ngi nekk di préparer deuxième édition journée Baye Cissé tamit dañu ma fay dellu ba ma fa demee tam ba ma gisee Bouba Ndour dama ne ko Bouba jox leen ma sama émission mu ne ban émission ma ne ko ñaari émission ngeen ma ameel te Bouba dama koy fàttali muy sama kër ak gëm-gëm RDV nañ ko commencé ak ndem si yàlla benn Bass Diagne yàlla dogal programme day changé programme bi changé ñu indi beneen programme bu bees ma def di def tabax ñoom ñu jël gëm-gëm di ko def te ku nekk xam na ni gëm-gëm émission RDV la émission Kader la bu ko TFM dee def coow amu ci mooy c'est parce que ñun ñëpp benn lañ mais tey jii mënoon nañu même appellation tour bi gëm-gëm la concept bi gëm-gëm la defin gi gëm-gëm la te man maa doon def gëm-gëm di gis gëm-gëm gi ci ñoom te waxuma damaa mujj off rek dem wax ak ñi ma war a waxal ñun ma bàyyi noonu ma bàyyi noonu. bi ci des mooy tabax bi may wax ni bi may tabax bëgguma ci woon sax dugg ndax biñ demee bay def sama kër Dieynaba Seydou Ba ak Bubs ci Bubs la loolu awee boobu commencé gu ma RDV boobu dama ñëw ak sama projet dem seeti Bubs waxtaan ci ak moom mu accepté ko nangu ko rafetal ko ni ma dañ koy def kon bi ma demee ba gisaat ko ci Dieynaba Seydou Ba bi ma ko lijjantee ba mu tur ñu changé tur bi mu nekk même concept te loolu mën naa ko fi indi te maa ngi ak sama ay kayit te man maa ngi sama rendez-vous te ba ma toogee ak Bubs xam na bu ma seetaanee dina xam ne li ma ko wax du dañ ci lu wér ñu liggéey ci teg ko changé tur bi tuddee ko sama kër ba ma ñëwee itamit waxtaan ak ñoom ñu xamal ma ni ma effectivement dañoo bëgg émission bi dañ koy def ma gis ni ñu ngi koy def mi ngi am succès mi ngi rëy man ma def sama yëf ñi ngi def sama kër ma def sama tabax ba ñu demee tamit ba def ba toll foo xam ne dañ maa soxla woo ma pour débaucher ma damaa dem ñu toog ñu waxtaan def suñu ay proposition waxtaan ñu gis ni peut-être que pour ma quitter RDV pour TFM benn instant mën na neex ko mën na naqari te la ñu bëgg ma def ko man mënumaa bàyyi sama émission tabax dem di defi sama kër am na benn jamono bëggoon naa ko comme tout doomu aadama man du ma façon yi nëbb seen wax wala di fen mënuma ko ba ma demee ñu toog waxtaan man ak Dieynaba Seydou Ba Bouba Ndour a nga fa Joséphine a nga fa ndaw si Mariama bi def gëm-gëm ma nga fa ak ñeneen jour boobu maag Pape Cheikh Diallo sama rak sama xarit kaf nañ fa foo nañ fa reetaan nañ fa ba keroog mën naa ni sax ñoo ànd dem ñibbi moomu yóbbu moom Pape Cheikh kon pour wax la sama relation ak TFM ak Youssou Ndour ak njabootam lu rafet la mais nag suñu gisee li ñu naan bu dara di ñëw dañ koy gàttandu balaa muy nekk luy yàq rawatina nag lu mel nii